waaw xam nga ku xam Khalifa Sall xam ne nit bu patient la nit bu endurant la c'est-à-dire ñeme na coono ñeme na ñi koy fekk ci kaso bi xam nañu ne jusqu'à présent même détermination bu mu amoon moo nekk ci moom ba léegi. donc li avocat yi di def defuñu ko ngir moom ndax ñu toog fee ñu ñàkk fee toog li juge waxoon wax na ko ba noppi waaye dafay am jamono ci dundu askan boo xamante ne da ngay xeex yenn xeex yoo xamante ne doo ko xeex pour nit da nga koy xeex pour principe xeex bi nag mooy demander plus de démocratie kese démocratie nag tekkiwul démocratisation dans la distribution dans les coupures d'eau c'est pas ça démocratie mooy démocratie si wàllu politique si wàllu justice si wàllu économique ak loolu xam nga bu fekkee ne da ngaa jël nit nga indi ko si kaso bi d'abord ngeen décider da ngeen koy sotoo xam nga état bi fi toog tey si procès bi ba ñu njëkkee dem si juge bu njëkk bi dañoo dem ba ci fin bi juge bi bàyyi ko moog procureur ñu sotoo Khalifa ba mu jeex juge bi ne ko yow kat amuloo woon sañ-sañu toog si procès bi xam nga loolu la ñu waxoon bii tamit loolu la ñu defaat indiwaat état yi mu ñëw toog xaalis bu ñuy toppee Khalifa ñëpp xam nañu ne xaalisu maire Dakar la donc du xaalisu état bi donc état bi yàgg nañ ko woo si ay yu mel ni mu ne moom yoonam nekk sa xaalisu collectivité locale wala xaalisu société mu ne donc soo ko wooyee si procès du fa dem waaye bii daa ñëw toog juge bi donc da koy bàyyi moog procureur bi ñu sotoo Khalifa ba procès bi jeex ñun mu ne ko déet waaye léegi nag yow amoo woon sañ-sañu nekk si procès fekk toog na fi ba mu jeex def na lu mu bëgg a def yëpp si procès bi nekk na ñoom ñaar ñu jàppale boo demee tey si justice internationale loolu ñu ngi koy tuddee inégalité des armes maanaam ñaari nit booloo état dajaloo ak keneen di sotoo benn nit kese si ab procès loolu moo jaaduwul ñaareel bi mooy kii nga xam ne da nga ko jàpp nga àtte ko la mu waxoon depuis le départ ngeen bañ koo topp dem na CEDEAO wax ñett ba ñeenti yëf benn ñu ne procès bi ñu ko defal procès bi dafa jeng loolu mooy procès inéquitable c'est-à-dire kii nuñ ko àttee jaarul yoon ñaareel bi ñu ne ko yow kat amoon nga droit ñu am avocat waaye ba sa avocat ñëwee dañ koo dàq ñetteel bi ñu ne ko yow kat sa bañ diggante biñ la jàppee bi nga nekkee député ba bañ lay lever sa immunité parlementaire détention arbitraire la woon xam nga bu loolu yëpp booloo ci ab procès nga xam ne chaque jour fii si tribunaux yi mu am ba si procès imam Ndaw bii am na fi donc boo jàppee nit ñu ne la na nga ko jàppe woon jaaduwul mais ñëpp xam nañu ne avant Khalifa dañ ko def bu Khalifa jógee tribunal tam juge dañ ko ne di ko def annulé procès verbal annulé lépp loolu ku ne dina xam ne moom yàgg am si tribunaux yi xanaa tey kii leen tax a jóg nekkul ne dañuy wax lu droit wax nekkul ne dañuy wax lu loi bi wax nekkul ne dañuy wax lu yàgg am si biir tribunaux yi te bu fi Khalifa jógee tam ñu continué waat di ko def si biir tribunaux yi li leen intéressé tey mooy kii kat ab candidat la bu jëm si ab élection présidentielle il faut que ñu xool naka la ñuy def ba faagaagal ko ba mën a nekk candidat xam nga bu fekkante ne da ngaa ñëw si procès procureur bi nga xam ne moo topp Khalifa c'est-à-dire moo def këyit bi tax Khalifa ñëw fii taxaw si digg procès bi ne la hey kii kat procès verbal bi ngeen ko njëkk a dégloo dañ ko wax annulé état bi waxu si dara ñun suñu avocat Khalifa Sall ne ko waaw kii dañ ko wax annulé donc ñëpp si procès bi dajaloo nañ wax juge bi ne ko lii dañ ko wax annulé ñu toog di plaider pendant 5 jours jox juge bi lu tolloog 400 papiers yu ko nekk bind ñu jox ko mu tontu si ñaari phrase la tontu xam nga loolu même boo respecté nit ki ngay défendre ki ngay àtte sax wax nga def effort bind ñëw ne lii moom mooy kii bi yeneen ñaari yëf tam am si biir procès xam nga nit mënoo def procès boo xamante ne biñ koy def keroog ba ñuy juge bi di rendre décision bi gis nañu décision bi si réseaux sociaux yi balaa moom mu koy wax si biir salle bi xam nga loolu mooy ñaar benn ñaareel bi it xam nga bi ñuy def réforme constitutionnelle 2016 dañoo wax ne léegi bu fekkante ne dafa am benn loi bu ñu la bëgg a appliquer nga xam ne loi bi méngoowul ak constitution bi mën ngaa saisir conseil constitutionnel ñu suspendre procès bi conseil constitutionnel wax ndax loi boobu ngay wax ndax méngoo na ak constitution bi wala déet bu nee méngoo na ñu continuer procès bi bu nee méngoowul ñu dàq ko si procès bi waaye bu ko loi waxee daf ne boo ko waxee juge bi dafay saisir obligatoirement loolu la loi bi la obligatoirement le conseil constitutionnel juge bi nee na moom obligatoirement terewu ko moom mu am sañ-sañu apprécier ndax wax naa dem saisir conseil constitutionnel wala waxul saisir conseil constitutionnel donc gis nga affaire bi nekkul su loi bi xam nga lan mooy seen problème mooy ne li loi bi wax ne da ngay suspendre procès bi ba ñu saisir conseil ba dellu si waat jàpp nañ ne buñ ko suspendre
Khalifa day am temps wu déposer candidature am ci élection présidentielle juge bi bañ ne du ko def donc gis nga nekkatuñu ci ab procès xam nga procès boo xamante ne kenn rek moo am droit wala moo am bëgg-bëgg pour mu gaaw Khalifa la ndax moo nekk ci kaso bi moom rek moo am intérêt ne damaa bëgg procès bi gaaw moom comme mi ngi ci kaso yi ba noppi lan la ñuy yàkkam ci bëgg ko précipiter dañ koy juger tey lan la lu ci ne lenn kese la mooy dessin wu ne dañoo bëgg def candidature ci na Khalifa Sall bu mu def candidature ci élection présidentielle yi ñu ñëw. Khalifa ay avocat bi ndax moom day wéy di teewee li nga xam ne mooy audience. dinaa la ko dencal léegi waaye moom buñ ko woowee di ngeen dégg lu ñuy waxante ak juge bi bu ñu woowee ci kanamu baa bi di ngeen dégg lan la naka waxante ak juge bi. parce que xam nga boo demee tey nga am ay moyens yu évident yoo xamante ne jógewul sax ci yow ci ab cour la boo xamante ne couru Union CEDEAO la cour bi nee nañu ñi bind état Macky Sall la ñi ratifié procès ci président lay bi ko ratifié nee nañu cour bi moo ëpp doole suñu juridiction yi te bu desee décider décision bi dañ ko wax a appliquer ñun ñëpp obligatoirement xam nga loolu la cour bi wax loolu moo nekk ci texte traité CEDEAO xam nga bu loolu taxawee nga am raison yu ëpp loolu waa ji ne la du ma la déglu ci loolu dama koy joindre au fond kooku sa xel war na mën a tey ci moom. jërëjëf.